asalaamaaleykum mbokk internet du canal Banlieue TV ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziar di ñëw ak yéen seen émission développement communautaire tey nag ñu ñëw ak yéen waxtaan ak yéen si développement communautaire à travers les conseils de quartier ñu jël quartier bu ñu naan Missirah waxal jàmm wax ci waxtaan bu bëri mais nag ku wax quartier wax délégué de quartier mais aussi wax imam mais aussi wax kilifa yi nga xam ñoo fa nekk donc balaa ñuy waajal suñu plateau ba nga xam ne daañu si waxtaan si wàllum développement communautaire conseil de quartier dañuy seeti imam waxtaan ak moom mu defal ñu ñaan suñu ko jógee aussi dem seeti sëñ Cheikh Mbacke di Pikine aussi mu defal ñu ñaan ñu doog a dem suñu plateau donc ñu leen jox rendez-vous léegi rek seen plateau développement communautaire avec le conseil de quartier. ok papa ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jaajëfal mbokk yi ñu ngi ak sunu imam Balde nekk imaamu quartier Missirah waxal jàmm papa tey dañu ñëwoon tey ci quartier bi def fi benn plateau émission ak le président ak le conseil quartier bi vraiment ñu doon waxtaan ci wàllu liggéey bi nga xam moo fi am ak conseil de quartier bi ñun kat tey dañu leen seet si aussi yow laaj la yow lan nga xalaat ci conseil de quartier bi et puis yan ñaan nga leen defal et puis yan ngay woo aussi ñu jàpp ci liggéey bi. jërëjëf allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabi rahmati wa kaasiful kummati wa safiul ummati wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman li may dolli sa kàddu tuuti la lépp li nga xam ne yéen jeunesse bi tey xalaata ngeen ko day nga xam ne day defar quartier bi et defar suñu néegi yàlla bi comme bu jëkk amoon na woon ñu ñëw fii ñu leen jëkk a ñëwoon fii ñu waxuñu affaire courant affaire ak kii kooku ma ne leen politique boobule bokk naa ci kon ala kulli yàllim bu nga ñëwee fii tey nga ne da ngeen bugg a defar quartier bi seet situation quartier bi maanaam bugg a ko defar pour mu nekk li nga xam ne lu mucc ay la loolu de alhamdulilahi rabbil alamin ñun ñëpp ñoo ko bokk ndax lépp lu doomi aadama defar fekkoon ne ñi jege gannaawam bu ñëwee day sant kooku politique bu baax la kon yàlla ne la yàlla dimbali yàlla ne la yàlla sutural ci loolu li ngeen commencé ngeen doxal ko bu soobee yàlla ak yeneen bi mu nekk njëriñ ñun ñëpp mu nekk suñu naataange nekk alhamdulilahi rabbil alamin luy njëriñ doomi aadama yëpp kon jërëjëf yàlla ne la yàlla fay sutural nu musal ñu ci jàngoro bi ñuy wax musal ñu ci jàngoro bi ñuy wax jàngoro bi nga xam ne tey fu mu nekk nii li ñu ragal tey jàngoro bi doy na waar lool yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ yàlla teggi jàngoro bi ak seytaane bi mu àndal delloo ko fu mu nekkoon jërëjëf kontaan naa bu baax a baax li may ñaan yàlla rek yàlla ne leen yàlla jàppale. waaw nga defal ñu tuuti ñaan rek balaa ñuy def. allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabiyyi rahmati wa kaashifil kummati wa safiil ummati wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman allahumma la tada fi magamina hajajan bani illa kafartahu wala hamman illa farajtahu wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaytaha wa yassartaha fa yassir umurana wasra sudurana wa nawwir qulubana waqtim bi salihati amalana allahumma tawaffana muslimina la mubaddilina wala mukhayyirina wala fatimina wala maftunina ya arhamar rahimin rabbal alamin ya arhamar rahimin rabbal alamin allahumma inna na'udhu bika min juhudil bala'i wa daraki sagai wa samatatil a'da'i wa su'il munjari wal munqalabi fil ahli wal wali wal walad subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin yàlla ne leen yàlla jàppale inshallah rabbi jërëjëf sëriñ bi ñu ngi lay ziar ok ñu ngi ak sëñ Mbacke Pikine di leen ziar bu baax di ko ziar bu baax a baax aussi nekk sëñ Touba vraiment nekk Pikine sëñ bi tey dañ ñëwoon si quartier Missirah waxal jàmm di fi def benn plateau émission di waxtaan si wàllum développement local ci quartier bi ak lépp lu ko wër ñu ak comité bi nga xam ni gars yi taxawal nañ ko ñu ni kat dañ ñëw nga sant si kàddu yenn témoignage yi nga xam di nga ko def et puis laka ngay ñaaxee jeunes yi aussi si wàllum quartier bi ak wàllum sécurité ba nga xam ni gars yi ñu ngi koy doxal. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu bokki jullit yëpp bokki taalibe yëpp
di leen nuyu yéen ñi nga xam ne ni yéen délégation bi ñëw ñu ngi leen di sant bu baax a baax di sant mbooloo mi di sant imam di sant ñoom ñi nga xam ne ni ñoo defar li nga xam ne nii moom lañu xale yi di garder fii ci quartier bi ñoom it ñi nga xam ne ñoo leen jiite wax dëgg yàlla ñun dañoo bokk ci ñoom ñoom it ñu bokk ci ñun wax dëgg yàlla li ñuy def tamit am solo goo xam ne nii maanaam jéggi na dayoo kon dañ leen ci ñaanal yàlla ñoom ci liñ ci bëgg ñoo ko xam yàlla na leen suñu borom defal lu ko way seen bëgg-bëgg ci daraja Sëñ Tuubaa waaw. jërëjëf sëñ bi kon yow tey soo doon ñaanal tey ban ñaan lan nga leen di wax fii nga sànni leen ñaan aussi si li nga xam ne moom la ñu jógal yàlla nañ si yàlla defal jàmm wala télévision aussi canal banlieue nekk fi pour la banlieue surtout Pikine judd bu yàggul dara nekk fi pour feesal lépp la nga xam ni doomaan Pikine mi ngi siy dox ñu lay sàkku ñaan aussi di ñaan di la sàkku aussi nga ñaanal waa quartier bi di le Missirah Waxal Jàmm ak conseil de quartier bi nga xam ni tey ñoom président Moustapha ak tonton Mar ak le délégué ñu ngi koy jiite nga defal leen si ñaan et puis nga wax appelé aussi jeunesse bi aussi ñu génn jàpp si liggéey bi. waaw gannaaw bi ñu sant yàlla ñoom ñi dañ leen di sant bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla keroog bu ñu fi ñëwee wax nga lu mel nii la ma leen wax rek maanaam ñoom dañoo bokk ci ñun ñu bokk ci ñoom maanaam ñoom wax dëgg yàlla macha allah lépp mënee su ko wax waaye ñoom seen taxawaay dafa rafet lool ay jullit lañu. ay taalibe lañu maanaam lu mat a def ci quartier bi rek seen xalaat ak seen nit yi ñu ngi ci kon ñun dañ leen di ñaanal yàlla ñoom seenu bëgg ci quartier bi yàlla mi ko am te man ko yàlla na ko def ni ko bëggee ñoom ci Sëñ Tuubaa waaw maanaam xanaa kay di ñaax xale yi di ñaax tamit képp koo xam ni gis nga lu mel nii nga roy ci ñoom ndax lii kat lu mat a roy la ndax quartier kenn du fa def lu dul noonu kenn du fa wax lu dul noonu ab saay-saay du fa dugg di def lu dul noonu loolu képp ku taxawu quartier boobu yaa ngi jàmm yàlla ndax di nga tëdd nelaw boo waree jug dem jàkka ja heure fajar kenn du la agressé te loolu ñoom ñoo ko waral kon ñoom seen bëgg ñoo ko xam yàlla na leen ko suñu borom defal jërëjëf Sëñ Tuubaa sant nañ leen gërëm nañ leen bu baax a baax a baax jërëjëf. nga def ñaan rek. yaa maalikal mulki yaa man jalla ala alihi wa sahbihi asalaamaaleykum mbokku internet yu canal banlieue TV ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di ñëwaat rek ci ak yéen ci émission développement communautaire tey ñun amalee ko fii ci quartier Missirah Waxal Jàmm wax ci benn thème bu nga xam ne am na solo trop di développement communautaire envers les conseils de quartier ndax ku wax développement communautaire wax développement local mais aussi ku wax développement local wax olof Njaay wax di bay sa weewu tànk tey nag ñu dara ci ay nit yu am solo ci quartier bi ña nga xam ne tey suñu waxee dañu war a wax suñu waxul aussi dañu war a wax balaa loolu dañuy ziar Sénégal yëpp di ñaan yàlla mbas mi nga xam ni moo fi ñëw yàlla na ko yàlla tekk ci barke yonent bi di wax kat Sénégalais yi aussi ñu continuer respecter mesures yi nga xam ni moom la ministère de la santé digle donc balaa loolu dañuy jàll ci def ñaan comme ni ko gars yi waxee ñaan vraiment émission bi ñuy dawal yàlla na ci yàlla def jàmm yàlla na yàlla def jàmm ci Sénégal yëpp ci gannaaw loolu ñu jox suñu papa mu def ñaan balaa ñu dugg ci programme bi. amin yaa rabbal alamin yal na yàlla nangu ñaan ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc dañuy balaa ñuy démarrer dañuy nuyu suñu sponsor suñu partenaire officiel di ISEC Pikine nekk ci Pikine aussi di def ay formation professionnelle yu am solo ci wàllu ña nga xam ni étudiants ya nga xam ni am nañu bac war a def formation mais aussi ña nga xam ni aussi ñu ngi nekk sous réserve de bac ak filière am solo xam naa ni gars yi daañu am occasion incha allah rabbi xamal ko waa Pikine yëpp nekk école ba nga xam ne am na solo trop si Pikine di contribuer aussi si développement Pikine wàllu responsable sociétal de l'entreprise donc si gannaaw loolu dañuy démarrer le programme ñu ngi toog ak le délégué du quartier Missirah Waxal Jàmm ñu ngi toogal aussi le président xam naa président su jëlee aussi dina présenter la délégation ba nga xam ne ñoo fi toog donc balaa si kaw loolu dañuy jox la parole au délégué du quartier comme ça moom aussi mu def présentation balaa ñu jàll ci leneen délégué ñu ngi lay nuyu. ñu ngi sant yàlla di julli ci Seydina Mohamed sangu-sang yi et di am contentement di partager plateau bi avec les sages du quartier et les membres du conseil de quartier di wax que ni vraiment lii moom c'est venu à son heure et balaa ñuy dugg ci débat bi dañuy présenter ñi nekk fii d'abord man je me présente Abdou Diagne délégué de quartier Missirah Waxal Jàmm et derrière moi ñi ngi fi ak ñaari sages yu toog ñu gën leen xam ci Abdou Mbeng ak Imam Bala Diallo
am sage bu nekk fee ci ginnaaw ñu koy wax maman Awa Fall ak la présidente Mante Diop avec la présidente chargée de l'organisation Aram Aydara ak beneen sage en même temps bàjjen gox Fatou Diagne. Et il y a le secrétaire général qui est là avec le chargé des relations extérieures aussi avec la vice-présidente ñoom ñëpp ñu ngi fii tey teew pour mën a bokk ak ñun plateau bi fi nekk nii quoi. Et di wax que ni damay am cawarte trop bokk ci plateau bi di wax li jëm ci quartier Missirah Waxal Jàmm def jàmm rek moo tax quartier bi jàmm rek la am et ñi ngi sant yàlla di ñaan yàlla mu yokk et conseil de quartier bi ñu taxawal nag avec l'appui du président Mouhamadou Moustapha Gueye bi nga xamante ne mi ngi ciy bay waaram bu baax a baax moom rek membre équipe am yëpp et ñi leen di féliciter di leen encourager et di leen wax jaajëf ci lii nga xamante ne ñi ngi ko taxawal ñoom ñuy sumb ko di ci dox uniquement lenn rek pour le développement du quartier Missirah Waxal Jàmm et commencé nañ ci di ci dox ba am na ay autorités yu fi gis romb ko magnifier ko rafetlu ko et ci kaw loolu ñi fi defal aussi benn comité de veille boo xamante ni y a le responsable mi ngi fi toog xam naa après moom dina ñëw ci détails yi et di bëgg aussi suñu plan de développement quartier ñu bëgg ci am ci ay projets yoo xamante ni à l'avenir ñu ngi ciy toog di ci waxtaan di ci discuter pour bëgg rek le développement local ci suñu biir quartier et projet yooyu nag ñi ngi ciy bay suñu waar di ci waxtaan et parce que léegi comme ni ñuy waxee rek Dakar xëyul rek sotti ndànk-ndànk la ñuy def ba atteindre suñu objectif mais vraiment encore di encourager population Missirah Waxal Jàmm yëpp parce que bi ñu taxawalee conseil de quartier bi ñëpp a génn am ci engagement am ci dénouement mu war a dugg ci avec abnégation et vraiment ñi ngi sant ñëpp xam naa ne ci kanam tuuti jombul président dina gën a dugg ci détails yi di wax que ni conseil de quartier bi moom vraiment conseil de quartier bu mucc ayib la parce que dans tout Pikine am na sax yeneen quartier yoo xam ne dañu bëgg ñëw gis su ñun li ñuy liggéey nii ñu bëgg ñu jox leen suñu plan de développement mais eggaguñu foofu di wax que ni vraiment daal du ma monopoliser kaddu gi et après damay bàyyi rek ñu joxe kaddu gi pour seet ñeneen ñi si def naka lañ ciy duggee ak naka lañ ciy defee voilà merci. jërëjëf délégué je pense que def na présentation bu am solo wax na ci quartier Missirah Waxal Jàmm mais aussi wax na sa présentation au niveau de la délégation maintenant damay jox la parole au président moom mu ñëwal ma si sa présentation en plus de sa présentation aussi dina ma ñëw si première question maanaam lan mooy développement communautaire ndax dañ koy dégg lu bëri ñu bëri xamuñu luy développement communautaire te actuellement quartier Missirah Waxal Jàmm mi ngi dox si wàllu développement local mais est-ce que ñi fi nekk xam nañu lan mooy développement local est-ce qu'ils sont éveillés par rapport ak développement local président ñu ngi lay nuyu di la ziar di la laaj lan mooy développement communautaire ginnaaw sa présentation. Baye Fallou quartier bi fii laa juddoo Pikine fii laa yaroo fii laa màggee si quartier bi fii laa juddoo yàlla def aussi tamit fi la ñu màggee ba ñu yëngu si développement communautaire pendant fukki at ak juróom-ñeent 19 ans ça fait 19 ans ñu ngi yëngu si volontariat di yëngu si bénévolat di yëngu si développement communautaire. yàlla dinañ ci may ay ndam yu bëree bëri nag et développement communautaire ce n'est rien d'autre que le développement à la base c'est le développement local mooy ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo dëkk ci gox-goxaat yi ñoom ñoo jël seeni préoccupations en charge pour mën ko régler seen bopp kon ça veut dire que ni nekkul le développement au niveau macro mais c'est le développement au niveau micro mooy que ni nekkul ni état bi moom mooy ñëw ne maa leen di defal lii mais ñun ñoo naan état bi lii la ñu bëgg lii mooy suñuy problème lii lañ bëgg kuñ ci jàppale pour que en fait problème yooyu mën a saafaraw en fait c'est ça le développement à la base c'est ça le développement communautaire et le développement communautaire aussi daa am nu mu organiser woo parce que nekkul ni da ngay tëb rek def benn activité wala def dara mais li si ëpp dañ koy jaarale si ay organisation si ay kuréel si ay association si ay groupement de femmes si ay ASC ba tey nu mu ñëwee si conseil de quartier bi kon donc li tax ngeen gën fi ñëw loolu la parce que ñun ñoo organisé wu autour du délégué de quartier ñu koy nuyu de passage di ko vraiment remercier si taxawaayam ak si esprit d'ouverture am parce que mënoon na ñëw xatal affaire yi mënoon na ñëw di ñu galgal si yu bëree bëri mais def ko dafa am esprit d'ouverture di ñu jàppale si vraiment liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy def parce que ñun nous sommes le bras armé du délégué de quartier
parce que ñun le conseil de quartier amul droit joxe ay attestation de domicile le conseil de quartier warul joxe ay convocation police extra mais le conseil de quartier mën na élaborer ay projet yoo xamante ne nii dafay dimbali waa gox bi xool nan lay utee ay partenariat pour mettre ko en œuvre en fait c'est ça vraiment le développement communautaire et ñu ngi am bu baax a baax vraiment si teew bi ngeen fi teew te xam naa tey waxtaan bi dina neex parce que ñii ñëpp nekk fi ay kilifa lañ ñoom ñooy suñuy kilifa et ñoom vraiment ñoo ñuy jàppale si liggéey bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax. jërëjëf président Moustapha encore une fois wax ji leer na développement communautaire lan mooy loolu leer na aussi wax nga ci sa biir wax maanaam mooy développement au niveau micro ku ko wax maanaam mooy à la base te ñu jël benn notion ba nga xam ni am na solo te ñu bëri aussi xamuñu ko muy conseil de quartier te ku wax conseil de quartier wax vraiment la nga xam ni mooy développer sa dëkk ça dépend des initiatives un peu autonomes pour ne pas dire indépendantes par rapport à ce quartier imposer un peu notre plan de développement au lieu d'attendre l'État d'imposer un plan de développement au niveau des quartiers. Maintenant Pikine rëy na mais il y a des quartiers tey je pense que am na benn la nga xam teg ngeen ko muy conseil de quartier maintenant conseil de quartier mooy lan loolu aussi am na solo ñu leeral ko ndax mooy suñu waxtaan tey développement communautaire un peu projeté au conseil de quartier président lan mooy conseil de quartier. Voilà merci beaucoup sëñ Thia man loolu damay am mbégte trop pour tontu si parce que le conseil de quartier ce n'est rien d'autre que une structure fédératrice benn structure la bu mag la boo xamante ne ni moom moo nekk si biir gox bi fédéré organisation yi nga xam ne ñoom ñoo nekk si biir gox bi mais en même temps les personnes ressources yi nga xam ne ñoom ñoo nekk si biir gox bi parce que en fait si biir quartier bi am na ay groupement de femmes am na ay association am na ay médecins am na ay enseignants et cetera et que ñooñu ñëpp ku nekk mais le conseil de quartier dans les présentations après ñoom bu ñu jëlee parole di nga gën a comprendre que ni fii dañ fi regroupé ñu bari imam bi dafa nekkoon këram doon dem si jàkka ji di ñëw délégué de quartier bi dafa nekkoon ci côté am groupement de femmes bi dafa nekkoon ci côté am ASC bi noonu léegi nag le conseil moom moo ñëw regroupé ñooñu ñëpp pour xool nan la ñuy def pour mën a développer suñu gox avec une très bonne vision nag parce que xam nañ fu ñu jëm du fenn fudul def le tout ba suñu conseil de quartier bi nekk le meilleur conseil de quartier vraiment je dirais pas du Sénégal mais du monde entier mu nekk conseil de référence boo xamante ne nii képp ku fi ñëw di nga ñu respecté di nga ñu jox cër te di nga gis ni vraiment habitants yi fi nekk dinañ suqaliku dinañ développé wu de telle sorte que dootuñu soxlaati dara mais dañuy ñoom tamit jóg dimbali ñeneen en fait en grosso modo loolu moom mooy le conseil de quartier mais aussi avec des missions parce que ñun tëbuñu tëb rek taxawal conseil de quartier bi délégué bi moom moo d'accord ak sages yi nekk ci gox bi comme ni ma ko waxee sànq ñoom ñu gis ni quartier bi am na ay manquements ci côté éducation ci côté santé ci côté environnement ci côté formation loolu moom moo tax ñu ñëw vraiment organiser wu woo acteurs yëpp def assemblée générale bu mag boo xamante ne ni ñëpp ñu ngi fa woon pratiquement et ci la ñu officiellement taxawal vraiment le conseil de quartier avec un bureau boo xamante ne nii moom moo ko ëmb avec des missions bien définies avec des valeurs partagées qui sont la solidarité, la patience, le respect, la reconnaissance, la démocratie et la transparence. Et que loolu bu amul ci kuréel buy dox mun na am ay trop mais ñun yooyu yëpp partagé nañ ko waxtaan ko suñu biir ba ñu loxo di àndandoo di xàccandoo di dóorandoo. Hormis ça aussi tamit c'est pas donné à n'importe qui Cheikh yoo xam nga ci dara d'élaborer un plan local de développement de quartier li ci ëpp le plan local communal la gars yi di élaborer wala le plan départemental. mais ñun fii yàlla dimbali nañu ba au sein du quartier jot nañu xool problème yi ñu am ak solution yi nga xamante ni moom lañu yaakaar ni moom moo koy saafara ñu tënk ko ci benn document boo xamante ne ni moom la ñuy wax le plan local de développement du quartier et que ci loolu nag la ñuy jël ay actions di ko jéem di mettre en œuvre yàlla suñu borom rek a mën ñun dañuy jéem rek ñun moom yëfu nit la ñuy def bàyyi yàlla mu def yëfu yàlla kon donc ñun dañuy jéem pour xool teg ay actions pour développer vraiment le quartier loolu moom moo indi ñu defar espace public bii ngeen di gis loolu moom moo indi ñu taxawal comité de veille bi te am na yeneen perspective yoo xamante ne nii mu ngi suñu kanam te xam naa incha allah si xuus bu ñu xuusee si waxtaan bi bu ñuy dégager les perspectives dinañ si ñëw incha allah merci. jërëjëf looloo waral ñu taxawal espace public taxawal aussi comité de veille xam naa dinaa si ñëw ak suñu tonton Mar ma nga xam ne aussi vraiment am na si benn wàll ba nga xam ne am na solo trop ci quartier bi donc président wax nga luy conseil de quartier mais duma la bàyyeegum ndax foog mu leer si kanam si nopp nit ñi que non c'est-à-dire foog mu leer su mu nee foog mu leer dañu nekk si conseil de quartier je pense que tey
ne am nga benn position ba nga xam ne président tey jàpp naa ni donc war nga ci mën a xuus bu baax wax lan mooy démarche yan mooy démarche pour taxawal conseil de quartier parce que jàpp naa ne tey am na koñ yi nga xam ne amuñu conseil de quartier ah ku si mel ni man peut-être tey mën na amaana ni sax maa ngi doon dégg conseil de quartier te développement communautaire nañu wax tey des na tuuti développement communautaire mooy yore réew mi ku waxul développement communautaire doo wax dara parce que état lu mu mën mooy établir un plan national de développement maintenant plan local de développement c'est-à-dire ça vient de l'initiative même des acteurs communautaires et vous êtes des communautaires on peut dire donc foog nga wax ma lan mooy démarche d'établissement d'un conseil de quartier est-ce que vous êtes lié directement à la commune c'est-à-dire la mairie wala yéen a jël seen propre initiative taxawal lool wala yéen a dem imposer à la mairie est-ce que aussi la mairie mu ngi leen di venir en soutien. parce que boo xoolee Covid bi li ñuy wax ne am na ay faiblesse mais aussi am na ay force par rapport ak à la Covid si la vraiment mag ñi toogoon fii waroon toog waxtaan pour xool na la ñuy séddalee ndimbal bi fi ñëwoon si la ñu gisoon ni vraiment si biir quartier bi amul woon organisation bu taxaw dëgg pour porter loolu kon délégué bi rek moom moo waroon porter loolu plus les quelques acteurs yi nga xamante ne nii état moom moo waxoon ñi ñoo si war a bokk kon donc loolu faiblesse la boo xamante ne nii ñun sentiroon nañ ko au sein du quartier si la nag mag ñi toog ñoom waxtaan seen biir gis ni nag ni kon suñu quartier bi ak nu muy doxee nii war na mën a am un conseil de quartier boo xamante ne nii moom mooy jël les préoccupations du quartier bañ ci waxtaanee ba pare si la ñu convoqué beneen réunion boo xamante ne nii ñoom ñoo si toog waxtaan man réunion boobu si laa ko fekkee si la ñu vraiment jël initiative ni war nañu mën a taxawal le conseil de quartier officiellement c'est vrai que ni c'est un démembrement de la mairie mais le conseil de quartier est autonome à 100% parce que yi ñu jot a doxal yëpp mairie defu si dara yoonu mairie nekk si ñu ñoo jël suñuy initiative defar ko taxawal ko ut suñuy moyens et tout te bañ ko defee aussi vraiment tamit regretté wuñ si dara yàlla dañu si suturaal yàlla dañu si jàppale ba vraiment stratégie boobu ñu taxawaloon pour nit ñi engagé wu si biir gox bi loolu am na ba nit ñi engagé wu ba tey conseil bi toll fii te dina dépassé fii bu soobee yàlla merci beaucoup. loolu lañu soxla woon président mun mooy woon bàyyee noonu donc damay aussi. comme suñu thème bi rek ñuy waxtaan ci développement communautaire à travers les conseils de quartier président donc damay ñëw ci au niveau des réalisations ma ñëw dugal un peu sama papa dugal sama papa ak wala suñu yaay yi ñu wax ñu exactement quelles sont les réalisations ya nga xam ni ba ñu créer conseil de quartier ba léegi yan réalisation la fi conseil de quartier bi def ya nga xam ni tey ku ko xool war na si jël exemple. garde ci biir conseil de quartier bi ñi ngi garde guddi ak bëccëg quartier bi amoon na ay jamono soo wàccee tali Icotaf bii la jege di dem tali bu bees doo ñeme wala soo jégee ñu agressé la ñu indi fi nag teg fi nag mbooloo mu takku mu am fulla am fayda man de toog naa ba 1 heure 2 heures mooy may génn di gunge gan guy ñibbi te seeg maar ak mbooloo mi ñu àndandoo di wër quartier bi di garde ngir bañ ko def ñaawteef loolu lu am solo la ba tax na quartier bi ku tëdd nelaw dangay teg sa oto sa buntu kër soo ma saana yeewu boo xëyee fekk ñu dindi batterie bi wala ñu wekk sa pièce oto te doo xam ku ko jël tey loolu macha allah yàllaa nga ñu ciy musal ginnaaw ñoom ñoo fi teg lu mel noonu loolu mu rafet lool ñu ëlbatiku nag boole wax quartier bi conseil de quartier bi li mu tëgg dafa bari parce que fii mën naa leen jeunes yi dañoo féewaloo woon jigéen ñi dañoo féewaloo woon mais fi mu toll nii macha allah góor ñaa ngi ànd jigéen ñaa ngi ànd rawatina ca nag man Manta président groupement bëgg njariñ la président groupement bëgg njariñ nekkoon na mbooloo moo xam ne bu néew a néew la waaye wallahi azim tey macha allah nekk nañ mbooloo moo xamante ne ñeme na noo taxaw fu ne te li ko dolli nag mooy conseil de quartier bi ndax soo amee juróom-ñaar fukki nit conseil de quartier taxaw nga am téeméeri nit ak nangam kon conseil de quartier ba dolli na la kon ñun conseil de quartier bii dolli nañu fii daal macha allah ñi ngi sant ñi ngi gërëm jigéen ñi ci sunu ginnaaw macha allah góor ñi macha allah lépp luñ fi tëgg daal man am naa njort ne ku ko gis ne macha allah mën naa nekk. développement communautaire da ngay def say jéego bañ ci xaar kenn loolu aussi am na solo nga nekk président d'honneur nekk aussi yaay te ku nekk xam ne yaay lu mu bëgg si ay doomam ku nekk xam ne yaay aussi lu mu bëgg si goxam donc si loolu rek damay aussi introduire sama mama Awa Fall nekk aussi moom tamit président d'honneur maman ñu ngi lay nuyu di la ziar di la laaj aussi yow it naka nga apprécier en tant que yaay booy la nga xam ni moom la conseil de quartier bi teg si wàllum violence xeex un peu violence avec comité de
aussi lépp la nga xam maanaam place publique bi tey nekk suñu ginnaaw tey fi nañuy toog di si waxtaan yow la ban appréciation nga def lan mooy sa gis-gis par rapport ak jéego yoo xam ne conseil de quartier def. leen ñaanal yàlla di ñaanal yàlla waa conseil bi lii ñu jublu di ko def yàlla na suñu borom teg si loxoom lépp luñ si bëgg yàlla na weesu suñu njort si darajay Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. man nag dama ñëw nekk seen benn maman boo xamante ni effectivement man dëkkuma fi woon j'ai émigré pendant 40 ans sama jëkkër gaañu ma décidé ñëw toog si quartier bi ndax fii laa doon sëy bi ma toogee si quartier bi nekk ak sama doom Fatou Mbaye moom si la bokk mun ma maman li ngay toog di wéet yow rek te xam naa ne yow boo xoolee sa télé rek moo la yitteel wala du leneen nga jël nga dugg ci conseil bi man bu may dugg damay dugg ci lu ma xam parce que fii affaire Sénégal la dañuy groupoo manko defandoo dara waaye jamais du ñu avancer daal dañuy dem ba mu yàgg affaire yi arrêté te man loolu laay bañ daal su may dugg ci lu wóor laay dugg parce que loolu laa daan militer au niveau de la France. alors ñoom ba ñu ñëwee def seen déplacement ndeysaan bañ ma waxee ils m'ont convaincu ma ne man damay adhérer à 100% nag nekk seen yaay fu ma amee sama conseil bu baax dinaa leen woo guddi dinaa leen woo bëccëg et puis man ma testé leen pendant un mois bi ñu ko créé un mois liggéey bi ñu fi jot a def déjà l'insécurité temps yi may muuru dama daan génn fajar bëgg a doxantu may gis ay agresseur ma wàññeeku waat sama mag ji sama ginnaaw du ma bàyyi ma fen bu daan wax ma ne ko dama ragal kii mooy yaayu Fatou Mbaye bu waxee ma ne ko dama ragal du ma génn ndaxte musoon naa génn gis agresseur mais ñoom depuis bi ñu ñëwee ba léegi avec leur man je ne les appelle même pas les gardiens ce sont nos sauveurs quartier bi nekk na en paix calme na d'autre part il y a la délinquance juvénile parce que bu ñu gisee ni am na ay mag yu taxaw di aar di defar xale yi am na yu bari yoo xam ne bu ñu ko naroon def dañuy ragal dootuñu ko defati te comme eux ils disent ils attendent rien de l'État c'est nous qui allons vers l'État pour les aider État bu amee lu mu ñuy supplément lu muy def mu xool leur mérite mu ñëw defal leen ko parce que suñ doon xaar État rek kon duñu ko taxawal mais ñoom dañu def seen devoir de citoyenneté def. jërëjëf maman li nga wax aussi am na solo vraiment ma si retenir benn wàll rek si introduire suñu papa tonton Mar wàllum insécurité bi tonton maa ngi lay nuyu wax di la ziar di la wax ni vraiment tey suñu demee ba un peu copter le quartier Missirah Waxal Jaam jàpp naa ne loolu moo tax comité veille boobu ndax dañuy dem si réseaux sociaux yi di gis les informations vraiment ñu gis acte ba nga xam ni Missirah Waxal Jaam teg na ko si wàllum sécurité te nekk violence nekk aussi la nga xam ne dafa doy waar si Sénégal wàllum rey wàllum sàcc wàllum agression lu nekk nga gis ko fi tey ñu gis quartier Missirah Waxal Jaam avec son conseil de quartier teg benn comité de veille aussi y a des am de bonne volonté nga xam ne dañu jóg pour garder les populations de Missirah Waxal Jaam tonton ñu ngi lay nuyu di la wax yow it naka ngeen def ba teg loolu ak loolu naka ngeen koy defee par rapport ak participation des populations. merci beaucoup Cheikh salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam vraiment nga posé ma question bu ma intéressé bu ma neex parce que man aussi j'étais absent au Sénégal pendant 20 ans mais tey damay wax c'est grâce à Moustapha Gueye tax ma mën a bokk ci biir conseil de quartier grâce ak sama jigéen ñi toog ak kilifa yi ci ginnaaw parce que musuma xam luy conseil des quartiers mais grâce à Moustapha tey ma xam luy conseil des quartiers ba mën ci dugg par rapport au comité de veille c'est vrai je suis pas un militaire nag mais yàlla may na ma ci expérience parce que j'ai dirigé une entreprise de gardiennage pendant 8 ans yoo xamee ni tey bi conseil bi taxawee ñu ni quartier bi war nañ ko quartier bi à partir de 23 heures kenn ñemeetul woon génn mais tey damay wax alhamdulilah ku mu neex génnal 3 heures du matin parce que yàlla may nañu ñu am fi ay agents yu xarañ yoo xam ne à partir de minuit ku ne xam na ni ñu ngi ci biir quartier bi di aar waa quartier bi di leen sàmm di xool naka la mbir muy doxee képp ku fiy jox guddi samay agent ñoo lay gunge ba nga génn képp ku fiy dox bëccëg ñu ngi lay jàppale kon comité de veille bi je crois am na solo et ñi ngi koy def ci volontaire waa quartier bi kenn fayu leen waa quartier bi
ñooy yëkkati seen i 1000 francs ak seen i 2000 francs vraiment di ko jox xale yi ñu di ko raxasoo loolu dafa am solo lii ñu fi jot a réaliser gisuñu maire yi ñun ñoo ko liggéeyal suñu bopp c'est grâce au conseil du quartier 1000 francs waa gox bi ak 2000 francs waa gox bi ñoo tabax tey espace public bii 1000 francs yi may jox samay agent ñu di ko raxasoo waa koñ bi ñoo ko génne kon man damay wax félicitations au quartier Missirah Waxal Jàmm félicitations ak suñu mag ñi fi nekk félicitations ak suñu mag ñi fi nekk parce que vraiment imam bi mi ngi ñuy ñaanal Serigne Mbacke Pikine bàyyiwu ñu benn yoon ñiy toog sama ginnaaw ñoom ñoo téye quartier bi seen loxo ñun dañu gunge rek yebal ñu pour ñu defal leen li nga xamee ne moo war kon tey ban damay wax mention très bien à Missirah Waxal Jàmm di tàllal loxo ñëpp nag bépp bonne volonté bu nekk ci biir quartier bi moo xam ci gox bi la moo xam ci Sénégal la ak foo munti doon ñun ñu ngi tàllal ñëpp loxo pour vraiment ñu mun ñu jàppale ba suñu quartier mën a jëm ci kanam surtout la sécurité parce que métti na métti boo xam ni vraiment on n'a pas les moyens yu ndaw yi fi jot a am waa quartier bi ñoo ngi ko génneel gisaguma kenn mais maa ngi sant yàlla bi ci waa quartier bi dugalee seen loxo man damay wax alhamdulilah rabil alamin. waaw jërëjëf tonton damay des ci yow rek par rapport ak comité boobu nga wax nga ci biir aussi y a des bonnes volontés ñoom ci quartier est-ce que ñoom tey da ngeen di rémunérer maanaam da ngeen di fay da ngeen di fay tamit xay boobu moom fan lay jóg. Voilà je répète encore Cheikh Tidiane les agents de veille yi nekk ci quartier bi ñun mënuñu leen a fay mais grâce à quartier Missirah Waxal Jàmm encore je répète seen 1000 francs yooyu ñu may jox ak seen 2000 francs yooyu ñu may jox vraiment moom laay jël di ko teg ci loxo xale yi daanaka matewul dara mais xale yi dañ ci dugal seen loxo ñooma ci les agents de veille nee nañ ma booyee ma fayee ma liggéey sooy ñu fayu ñu liggéey parce que yéen seen waa quartier dañoo baax alors man loolu dama ciy fier encore waa quartier bi ñoo may jox 1000 francs ñoo may jox 2000 francs vraiment bu weer bi dee ma dajale ko lu mu toll ma yëkkati ko teg ko ci seen loxo bi ci des encore je remercie président Moustapha ak équipe am président Moustapha ak équipe am weer wu dee bu ne franchement mu dugal ci loxoom participer avec le délégué de quartier li may wax am na firnde parce que je crois y a le secrétaire général devant moi y a la relation des programmes devant moi lépp lu may def ñoom ñaar ñooy ànd di ma ci jàppale au passage aussi dama leen di remercier mais pour encore une fois 1000 francs waa quartier bi moom la ñuy jox les agents de veille matewul dara ñu si woo nag les bonnes volontés vraiment ñu ngi leen di woo pour ñu jàpp si mbir mi pour mbir mi mun a dox waaw. jërëjëf papa loolu leer na je pense que loolu ñu soxla woon tey si comité bi déjà je pense que ni acte bi quartier Missirah Waxal Jàmm def war na wër Sénégal war na wër adduna lii mooy développement communautaire du nekk da ngay xaar l'état loolu aussi genre mën naa jàpp ni benn genre bàyyeeku la ndax ku dëkk sa gox sa néeg bi nga dëkk sax yow yaa koy defar comme ni nga defaree sa néeg mu baax donc war nga defar sa quartier mu baax te loolu la quartier Missirah Waxal Jàmm def ñoo si félicité bu baax di leen ñaanal yàlla leen yàlla defal jàmm si barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maintenant damay ñëw aussi au niveau de la jeunesse parce que boo wax quartier Missirah Waxal Jàmm jàpp naa ni am na ay jeunes am na benn groupement de jeunes ba nga xam ñoo fi nekk may introduire un peu le secrétaire général ba nga xam ne moo fi teewatee la jeunesse quartier di ko nuyu bu baax di la wax ni yow aussi naka ngeen accueillir le conseil de quartier Missirah Waxal Jàmm et puis yéen jéego ngeen def et puis vous êtes prêts à faire quoi ñu ngi lay nuyu bu baax DG. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu kilifa yi fi toog maa ngi tudd Baye Ndiaye maa ngi secrétaire général conseil de quartier bi Baye bi ñu waxtaanee ba pare ba jël Modou Gueye def ko président après dafa seet jeunes yi nekk ci quartier bi yëpp dajale leen ñëw yokk leen fi ak courage ba ñu ñëw ci bureau bi jël fi yenn poste conseil de quartier bi nag permettre nañu ñun jeunes yi ñi nga xam ni xamante wuñu woon ñu xamante permettre nañu tamit mag ñi nekkoon ci quartier bi te xamuñu ñu xam ni conseil de quartier bi nag comme ni ñu ko waxee ci opposition bi li nga tax a jóg lépp mooy lépp luy développer quartier bi lu koy jëmale kanam dañuy yëngu ci côté éducation côté santé côté culture côté environnement
déjà am nañu ñaari projet yoo xam ni ñi ngi en cours mooy espace bi ñu toog conseil de quartier bi ñoo ko def avec notre propre moyen. am nañ tamit teg nañ comité de gardiennage boo xam ni chaque jour à partir de 23h dañuy ñëw veiller ci biir quartier bi ba 6h du matin ñu ñibbi. En dehors de ces projets nous avons aussi d'autres projets qui sont en cours de réalisation. D'ailleurs am nañ benn projet boo xam ni ça concerne la transformation des produits locaux yoo xam boo xam ni ça concernera les femmes et les jeunes filles du quartier. En plus de ces transformations des produits locaux, nous avons aussi des formations en informatique pour les jeunes et d'autres formations qui seront en cours Inch'Allah. Si loolu lañ lekk ni di si waxtaan. waaw jërëjëf EG damay des yow est-ce que yéen vous êtes prêts seen engagement c'est-à-dire am benn détermination par rapport ak quartier bi parce que tey ay suñu yaay ñoo fi nekk. suñu papa yi ñoo fi nekk tey jàpp naa ne seen temps wéy na mais yéen vous avez la force képp ku wax jeunesse wax la force et la conscience aussi avec votre conscience avec votre force aussi est-ce que yéen pare ngeen pour accompagner pour le meilleur et pour le pire le conseil de quartier. waaw merci si question boobu noonu parce que question bu am solo la ñu damay wax ak benn kilifa mu posé ma même question bi nga ma posé mu ne ma yéen en tant que jeune est-ce que pare ngeen pour sacrifier wu ngir quartier bi loolu li ma si tontu mooy soo duggoon tey jii si quartier bi yenn heure yi di nga gis minimum benn membre boo xam ne dafa bokk ci bureau conseil bi bu ñëw assister gardien ba fajar mu doog a tëdd te loolu du nekkul dañ koy def par hasard presque chaque fois benn membre bureau bi si jeunes yi waxuma mag ñi si jeunes dañuy génn di épauler gardien bi yaakaar naa ne loolu rek sacrifice la ak yeneen affaire yoo xam ne ñu ngi koy def te bëgguñu di ko fësal parce que booy def benn affaire di ko fësal dafay mel ni daa am loo si xaar mais ñun on préfère travailler dans l'ombre quoi. jërëjëf merci EG wax jooju leer na damay xanaa laajaat sama yaay ci rek sama maman Anta maman kii wax na fi léegi lu am solo maanaam mooy wàllum projet bu jëm si wàllu transformation de je sais pas transformation nga xam ni de la production de yaourt merci président maintenant maman est-ce que yéen tamit de votre côté en tant que femme yéen a ngi rassembler seen moromu jigéen ñi si quartier bi pour ñoom tamit ñu préparer loolu. parce que tey da ngay gis femmes yaa nga xam peut-être jàpp naa ne dañuy toog seen coin te bokk ci conseil de quartier bi rek pour bokk mais je pense que yéen tamit yéen a ngi jouer seen rôle par rapport ak di sensibiliser seen moromu jigéen ñi pour ñu mën a bokk ci projet boobu. waaw sama doom loolu boo ma ci laajee dinaa ci gën a kontaanaat ci wax ci ndax ñun jigéen ñi li ñuy wax rek loo bëgg da nga ciy sonn. te moo di lim ñuy proposé toujours ngir buñ ci jaaree ñu sonn ndax loolu mu ñu wax ci formation boobu yaawur bi am na benn jour bu nga xamante ne fii ñu toog fekk naa ko fi 11h minuit ànd ak suñu beneen maam daf ñu seen rek ñu yor fooy ak bic mu ree lan ngeen di dox ma ne ko mobiliser jigéen ñi pour ñun li ñu bëgg ku am volonté lañ ci bëgg pour bu jour ba ñëpp yem keroog ba ma laajee 20 ëppal naa 40 ci ñoo xamante ne wóor na ma ne su ma leen nee suba la su ma leen nee ngoon la ndax ndimbal dafa neex nga toog nekk sa kër dëgg la yaa ngi kurti xëy teg sa boolu gerte jaaf di jaay sa buntu kër sax liggéey la nit woo la defal la formation boo xamante ne tey soo ko doon def fay ca 150 000 wala 175 000 ñu woo la ne dañ la koy may pour defal la formation kooku soo doy nit nga waroo xaar ñun toujours ñoo ngi ci loolu nee naa la ñun jigéenu Pikine groupement bëgg njariñ li ñu fiy dajale ci ay jigéen takkatoo di ko def vraiment man chaque jour dama ciy kontaan chaque jour dama koy rafetlu ndax heure boo leen woowee rek sawar nañ ci jóg ci li ñuy def muy loo xamante ne lu dëggu lay doon kon loolu kontaan naa ci bu baax jigéeni fii daal jàllale naa ñun mag ñi xaw a dëgër sax mais am na ci tout tànk yoo xamante ne nii chaque jour ñi ngi sawar ci luñ leen woo loo xamante ne lu leen di yokk xam-xam la ndax li lay yokk xam-xam boo lëgee dina la may njariñ kon chaque jour ñun ñoo ngi doxal loolu ñoo ngi ci loolu kon daal dama ne la lii ñuy def
yàlla nañu yàlla dolli suturaal yàlla nañu yàlla fal cat ba ñun waa Pikine li ñu bëgg ci sunu quartier bii yàlla defal ñu ko ndax ñun nag bu ñu yaafus nit ñaa ngi ñuy roy barki démb moo di ba mu ñëwee sama kër nee naa ko gis naa loo xam ne lu sawar la lu ñu war a dolli la ndax ñun fii la ñu juddoo yaroo fi man 62 ba léegi génnuma quartier bi 62 ba léegi mbedd bi génnuma ko mais gis naa yeneen quartier yuy ñëw pour bëgg ñun li ñuy taxawal nan lañ ko taxawalee nan lañ ko defee ba mbooloo mi mën a am cas social amul woon Pikine wala su fi amee ay kër lay doon mais ñun ñoo ko taxawal def cas social boo xamante ne képp kuñ ko defal defuñu ko ngir ngisal defuñu ko pour bëgg ñu xam ko dañu ko def pour dimbalante kon loolu ay jigéen buñ koy def ñu ngi def volonté kon quartier bi dama ne la chaque jour volonté ngi fi chaque jour ndimbalante ngi fi tout tànk yi di dox nii mbedd mi bëri na koñ bi ma dëkk boo tourné boulangerie ci àngal bi da ngay dox tuuti gis fa lu mat ñaar fukki xale yu ndaw xamoo ndekki nañ xamoo añ nañ xamoo reer nañ luñ fay wut ndekki ka ko fay joxe cas social la koy def jël ko di ko jox ay tout tànk xamul seen yaay xamul seen papa xamul fu ñu jógee mais dimbal la koy def ci quartier bi kon quartier bi jàmm a ngi fi te loolu bu ko neexoon du ko def mais mi ngi koy def chaque jour ñun jigéen ñiy liggéey fii daal wax dëgg yàlla ñoo ngi gis suñu bopp ci quartier bi dañuy ñaan yàlla ak yonent bi nag li ci quartier bi yàlla na gën a jëm kanam yàlla na gën a dolleeku lii ñu fi nësa daal yàlla na lépp sotti ndax ñëpp a ngi ciy gis seen bopp moo di nag mënuñu ko fay ñi ngi koy sant di ko ñaanal yàlla ndax man lu ma taxawal maa ngi moom keroog ba may taxawal groupement bëgg njariñ booba taxawalaguñu conseil de quartier ñaari membre la am yu góor muy moom ak beneen waay mais ba léegi groupement bëgg njariñ dama ne chaque jour ma wax ko télé bu nekk nag wax naa ko fa man su ma demee ba valable grâce à moom kayit bu ma wut maa ngi moom a ànd moo may lijjantil ñuy dem di dikk ba lépp yomb ma ba tey jii lépp lu ñu doon wut tey ci groupement buñ ma ko laajee ma génnee ko grâce à moom kon sant nañ ko gërëm nañ ko sant Maar Diagne bu baax mi ngi dox guddi mi ngi dox bëccëg li sama doom ji wax léegi da koy dëggal Maar dafa yor soxna nekk ci biir kër gi su ko neexoon bu guddee mu tëdd mais heure boo jógee guddi yaa ngi mbëkkanteeg Maar ci mbedd mi mu àndandoo gardiennage yi di gunge kon loolu dolli la ku wàññiwul nag yaa ngi dolli moom mi ngi dolli kon nag man li ma gën a dollee waa quartier bi nañu xam ñiy garder ñu di leen jox seen àq ndax liñ leen di jox bariwul de kër gu nekk 2000 francs du dara yow tey boo toogoon sa buntu kër di attaayal def fa 2000 francs kon kii fanaan ci biti di xoole di garder ba fajar jot kooku yelloo na ak li nga koy jox boo ca amul loo dolli ngalawaay bu ñu ñëwee di ko jël si bul ne tey bul ne suba bul ne ngoon ndax ñooñu kat luñ leen jox rek seen warugar luñ leen jox seen mérite la dañuy romb nit jënd suukar ak warga ne bu ngeen toogee fii attaaya leen loolu dafa neex kon waa quartier bi nañu xam ne lii ñu am lu jafe la te nag li ñu wax léegi de xëy na dañuy ñaan yàlla mu gën a sori ndax dégg naa fi turu maire yi lu war a gën a mën a dem la ndax sunu maire bi di Pam Ndong war na cee mën a jàpp bu baax a baax a baax a baax ndaxte nag bëri na lu mu def ci quartier bi lii ñu fi séddale woon ci quartier bi muy dund dëgg la chef de quartier ko dox mais maire am na ci wàll am na nu mu ko doon duxumee ña war a am ñëpp duñu am mais nag macha allah séddale nañ ko ci ngor ak fulla ak fayda kenn ku nekk am nga ci sa wàll toog nañ fi ay jamono ci nawet nii ñu nekkee nii Pam Ndong indil ma fi 200 saako ceeb ne ma séddale ko ci quartier bi ma ànd ak jigéen ñi sama ginnaaw dugaluñ ko ci kër ci mbedd lañ ko wàccee quartier bi kenn waatu ko kër gu ndox dugg rek jox nañ la ndimbal te loolu grâce à mairie kon Pam Ndong sant naa ko gërëm naa ko maa ngi koy ñaanal yàlla li mu bëgg yàlla na ko yàlla eggale ci barke Seydina Mouhamed quartier bi daal kenn mun leen a fay jigéen ñaa ngi liggéey góor ñaa ngi liggéey ndaw ñaa ngi liggéey mag ñaa ngi liggéey man de ma sañoon lii kenn ku ne gis ki sa bopp jërë ngeen jëf. góor ñaa ngi liggéey loolu am na solo yaay booy dañ lay jaajëfal bu baax te xam naa li nga wax aussi au niveau de la mairie ñoom daañu la dégg incha allah rek te daañu ci bay seen waar donc wax nga ci léegi benn aspect bu am solo maanaam cas social maanaam ñuy dimbale xale yi donc tey ñu toog ak nga xam ni tey dafa yor boulangerie di defar mburu moom aussi jàpp naa ni conseil de quartier bi affecté nag de telle sorte que moom mi ngi ci bay waaram ñu koy bàyyi moom tamit mu wax naka la accueillir conseil de quartier mais aussi nan la jàppee nan la demee ba aussi di yëngu si wàllum cas social yooyu di dimbali xale di dimbali ñëpp ña nga xam ñoo nekk ci quartier bi président ñu ngi lay nuyu bu baax.
waaw salaamaaleykum sëñ bi ña ngi lay fay di nuyoo it di sant waa quartier bi yëpp di jiital nuyoo bi suñu délégué de quartier waaw di si teg feeram ñu koy wax maar ak suñu yaay yu baax yi nekk fii ak suma sœur Mamante Diop di ziar yi suma frère yi ma fekk yëpp Moustapha Mamadou suma xarit maa ngi ziar ñëpp di gërëm waa quartier yëpp di leen wax ne seen taxawaay rafet na ndax mébét bu fekkee da nga koy def mu rafet rek kon donc yow boo ñëwee fekk waa quartier bi di am nu ñuy doxee yow da ngay mën a ànd ak ñoom si loolu waaw yàlla def nag ñun ñu ñëwoon si quartier bi investir fii suñu alal di fi liggéey yor boulangerie waaw di ànd ak suñuy frère ak suñuy mag ak suñuy papa ak ñëpp vraiment ñu teg suñu ginnaaw di ànd ak ñun waaw di ñu dooleel doole ji ñu mën a am nag si quartier bi boo gisee ñoom kayit wax dëgg yàlla di si nuyu imam délégué de quartier bi ci ko ak délégué de quartier bi nu mu tuddati imam bi waaw imam Balde waaw tout simplement loolee boo gisee mu am ba ñun ñu tax a ñëwee pour jël suñu alal di si def it nit ñi quartier bi téye moom moo tax waaw kon donc bu fekkoon dañ fi ñëw ñu ñuy xatalit wala ñu ñuy def leneen it kon duñ fi ñëwee def suñu alal mais sant nañ yàlla bu baax ba ñu quartier bi bëggee wax dëgg yàlla ñu ànd ak ñoom nëbbul ñu seet dara lépp lu waa quartier bi def daal ñun ña ngi si biir parce que ñoom ñoo ñu ibil bunt yëpp vraiment bu fekkee ñi mee noon dem bay ñëw fii di investir wala ñu jël suñu alal ba bu nit ñëwee wax ñu soxla ñu def ko waa quartier bi ñoo ñu may loolu waaw parce que vraiment ibil nañ ñu bunt yëpp jàppale nañ ñu accueillir nañ am nañ fi ay ndey am nañ fi ay baay am nañ fi lépp waa quartier bi ñun lu metti waa boulangerie bi metti na leen parce que ñoom ña ngi suñu ginnaaw seetaan nañ ñu benn yoon nag seetaan nañu benn yoon boulangerie bi wax dëgg yàlla mettit am na lu bànneex am na quartier bi ñu ngi suñu ginnaaw kon sant nañ waa quartier bi bu baax it di leen ñaanal yàlla yal na yàlla dolli leen jàppale si initiative bi nga xam ne taxawal nañ ko waaw man naa ñaan naa yàlla am ko suma koñ parce que dëkkuma fii liggéey moom ma fi indi mais bi ma ñëwee am fi ay ndey am fi ay baay gis leen ñoom it ni ñuy doxee man bu ma sañoon sama koñ wala yeneen gox it dañuy def comme quartier bi wax dëgg yàlla ni ñu koy kiyee waaw initiative bi rafet na xanaa di dolli rek di tàllal loxo gouvernement pour ñu ñëw jàppale quartier bi parce que il faut nga am ñoo xam dañuy ñëw pour subventionner la parce que li ngay bëgg si sa xel est-ce que sa doole dina ko atteindre waaw gàcce ngaa la man nag ba waa quartier bi mënoo boole seen i ñaar dërëm ak seen i ñetti dërëm pour mun a ñëw pour def ñuy tàllal loxo it les maires ku si mel ni Pape Gorgui Ndong ak yeneen maires yi nga xam ne ña ngi fi muy Timbo xam nga di tàllal loxo ñëpp pour ñu mën a ñëw jàppale ñu parce que tamit wax dëgg yàlla fii la ñuy yeewoo parce que suma oto dafiy fanaan sama boulangerie dafiy nekk samay frère dañuy wàcc guddi gi di ñibbi ku ne xam ne boulangerie ay 3 heures lay ñibbi wala 4 heures du matin waaw loolu boo demee ba am fit tey ji ba say boulanger di ñibbi nga naan leen bu leen dem leen ñibbi parce que gardiennage bi moom moo tax mais yàgg naa fi bàyyi suma oto bu ma ñëwee fekk ñu jël batterie bi wala leneen ak leneen léegi nag buñ santee yàlla ba buñ mënee tëdd nelaw gardiennage bi moom moo tax kon donc ña ngi tàllal loxo ñëpp pour ñu mën a ñëw jàppale leen parce que tamit nit bu amee mébét bu rafet it da nga koy jàppale waaw wax dëgg yàlla nga tëdd sa néeg di nelaw nit fanaanal la fii si télé bi kon donc c'est très important yow nga am beneen taxawaay boo xam ne da nga koy def pour ñoom kon ñooñu it yàlla jàppale leen may leen wér waaw di sant it di gërëm le délégué de quartier mooy initiative bi nga xam ne am na ko moom it ba mën a boole nit ñi si boppam ba mën a ànd ak nit ñi ku si nekk mu jox la poste ne la liggéeyal tey ji bu doon moom dafa am leneen ci boppam wala lu muy xalaat kon donc di jibu boole ko bu ko neexee mu toog këram lu mu mën a recevoir mu ñëw mu recevoir ko li si des mu bàyyi noonu mu jàll mais moom gàcce ngalaama ba mu ñëw mun a ànd ak waa quartier bi yëpp wax dëgg yàlla bu setal amee fii da nga koy yërëm day sol tuba yi comme gars yi dugg si biir gàddu peel yor kiyam def lépp kon moom it dañ koy encouragé bu baax di ñaan yàlla nag yàlla mi nga xam ne moom mën lépp lu ñu xam ne tey jii ñun ñu ngi ko fii sumb yàlla na ko yàlla yeggale balaa déwén ñu fiy defaat lu mel nii yàlla bu kenn manqué waaw ñun daal ñu ngi tàllal loxo ñëpp di wax ne nag affaire bi comme nii mu demee nii ñaan nañ yàlla mu gën a yokk parce que tamit yàlla nañ yàlla ba dem am ay kii yoo xam ne ay caméra surveillance yoo xam ne gars yi sax duñ sonn ba lépp lu fi ay def bu guddi jotee buñ xëyee ñun xool suñu ordinateur war a yooyu ñu am ko waaw ñu ngi sant bu baax di gërëm jërëjëf merci. ñu lay aussi yow di la ñaanal di la comme ni nga ko ñaanee rek yàlla def ko si barke yonent bi te je pense que wàllum surtout la sécurité bi nga xam ni moom la quartier bi taxawal di leen fàttali ñu ngi si quartier Missirah Waxal Jàmm seen conseil de quartier lii aussi ça peut interpeller un peu le ministère de l'intérieur ñu mën a participer un peu si la nga xam ne initiative ba nga xam teg ngeen ko parce que yàgg nañu teg installer des polices au niveau des quartiers yàgg nañu teg benn poste de police te poste de police yi jàpp naa ne tey lu mu war a liggéey lu conseil di lu mu war a liggéey du ko liggéey si wàllum veille c'est-à-dire mënuñu taxaw des éléments ñi taxaw de 23h à 7h du matin loolu mënuñu ko donc je pense que fii nañu war a mën a jaar comité de veille bi ba quartier bu nekk am sécurité parce que tu peux pas recruter benn nombre de policiers ba nga xam ne même suñu nekkee seen kii dañuy garder mais mënuñu def ronde di
gunge di cadre ñëpp c'est impossible il faut qu'il y ait des bonnes volontés comme ni ko quartier Missirah waxal jàmm defee donc dañ leen ñaanal di wax di interpeller l'État di interpeller la mairie ñu jàpp si liggéey bi parce que métti na trop mais parfois gars yi foog ñu jàpp si te nit ka nga xam dafa lay da nga am benn politique mu la koy yombalal kooku da ngay ñëw jox ko benn touche ak mu dem donc yàlla leen yàlla jàppale si barke yonente bi donc lu ñu des si temps bëriwul mais xanaa dañuy jox suñu papa yi nga xam ñoo ne suñu gannaaw ku si mën jël kàddu wax si aussi moom tamit si wàllu conseil de quartier bi ak nu mu ko jëlee ak moom tamit lan la si ban waar si la ciy bay papa ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw ñu ngi lay fay asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu mbooloo mi fi daje yëpp di leen ziar te di leen baalaax di jiital ci nuyoo bi la chef de quartier bu nga xam ni c'est un exemple ci chef de quartier yi parce que chef de quartier bu nga xam ne dafa oyof am ouverture yaatal ñëpp bëgg ñëpp jox cër ñëpp kooku jafe na ci chef de quartier tànqamluwul dara ñaareel bi di gërëmit sëñ Moustapha Guèye mi nga xam ni ku dooleel chef de quartier bi la ndax daram xam-xamam boo bàyyiwu ko ci dara intelligence am xale yi fi ne yëpp ñu ngi leen di sant ay intellectuel kon ñoom ñun dañoo noppal ñun seen i baay ak seen i nijaay rek a fi ne mais dañoo noppal ndax luñ doon xalaat di ko bëgg ñoom xalaat nañ seen xalaat raw na sax suñu bos te luñ doon xalaat suñu xel ne buñ ko amoon fekk nañu gis kon loolu doy naa sant yàlla di santit ñi nga xam ne ñëw nañu fi tey di ñu jëlal daje bi ñuy daje ndax ku ne xam na ne àddina léegi communication moo ko yore te lii ñuy def bu ñu ko doon wax nii bu ñu koy wax nii suñu biir rek muy des àddina déggu ko kenn déggu ko kon day mel ne dañuy liggéey bu nga xam ne dafa làqu mais ñi nga xam ne ñoo ne faxa ko digtal waa Pikine gépp digtal ko àddina bi yëpp ñooñu mënuñu leen fay kon yaaram ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant suñu jigéen ñi nga xam ne tim wax dëgg yàlla kenn mënu leen lépp lu ñu taxawal ñu ngi suñu wet di si def seen doole di def seen xam-xam jàpp ci bu baax a baax fu ñu teg tànk ñu teg fa tànk loolu la ku ko am ci quartier vraiment da nga war a sant bu baax a baax am lu ñuy xame laal mooy ñun ñu ngi sant suñu xel dal na ndax ñi nga xam ne ñoom la ñu jiital wax dëgg yàlla lépp lu ñu bëgg rek ñu ngi si kon yàlla na leen yàlla fay te jàppale ñu si barke Sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf. jërëjëf papa kontaan nañu si leeral bi li may wane ni vraiment liggéey bi rafet na macha allah. donc je pense que lu ñu desee ci ay simili bëriwul délégué dama lay interview vraiment bëgg nañu ñëpp intervenir ndax conseil de quartier nañu wax képp ku fi toog rek bëgg nañu am nga da nga xam sa xol war nga ko mën a wax donc je pense que délégué dama lay poser benn question maanaam yoon tey yan revendication ngay def ci quartier parce que yéen yooy délégué de quartier tey war nga ci mën a wax lan moo fi manqué en terme de moyens en terme de soutien lan nga wax xam ni tey conseil de quartier war na ko mën a gën a mën a def mais peut-être amaan na ni est-ce que moyens yooyu mi ngi fi délégué voilà. merci très bien Cheikh ci question boobu man su may revendiquer ak su may defal luy dooleel conseil de quartier bi luy dooleel président bi parce que président conseil de quartier bi ak équipe am dans son ensemble ñoom ñi ngi def tout pour man ma gën a am doole mais man aussi en revanche maa ngi def tout pour ñoom aussi ñu gën a am doole et di wax que ni rek bu ñu amee lu ñuy yokk fii nañu les bonnes volontés nañuy ñëw seet ci le président de conseil de quartier ak équipe am bu ñu amee lu ñu leen di dooleel bu ñu amee lu ñu leen di yokkal ñu yokkal leen ko parce que vraiment conseil de quartier bi avec les maigres moyens yi li ñu yore avec les maigres moyens yi ñu yore ñi ngi jéem a def seen kéemtulaay kattan ñi ngi def seen kéemtulaay kattan ne serait-ce que comité de veille bi ki nga xamante ne c'est le responsable à partir de 23h lay nekk sur le terrain ak ñoom ba 7h du matin ba mu wër que ni yàlla def na jàmm dolli na jàmm ci biir quartier bi mu jéem a dem nelaw tuuti pour une trentaine de minutes jógaat pour évaluer li gars yi liggéey ci guddi gi donc encore je lance benn message
aux bonnes volontés quartier Missirah Waxal Jàmm exemple la ci quartier yëpp Pikine surtout réussite na commune Pikine Ouest parmi les 23 délégués li ñuy liggéey am na ci sama yeneen moroomu délégué de quartier yi ñi ngi may topp guddi ak bëccëg pour ma jox leen plan d'action bi ñuy liggéeyee ma bañ ba tëdd ah non si bi ci topp mooy que ni je lance encore beneen message quartier bi conseil bi amagul doole pour jël en charge lumière u quartier bi te def ci am ay mag ñoo xamante ni ay 4 heures du matin la ñuy génn seen kër xaw na tane tuuti sax ak bi gardien yi ñëwee ñoo leen di dimbali ba ñu dugg ci biir jàkka ji ñu toog xaar leen ba ñu julli pare ku ci nekk ñu bàyyi la ba nga dugg ba sa biir kër mais je lance un message ak waa maire yi avec les autorités nañ ñu dimbali bu jaree saraxu ñu saraxu leen pour que ñu defaral ñu suñu lumière quartier et vraiment ñun ko quartier Missirah Waxal Jàmm li ñu am amul benn quartier bu ko am les sages ak mag ñi jaxasoo ak ndaw yi pour la bonne marche conseil de quartier bi vraiment lii ñu am fii ñun amuñu ko ba tax na ñun dañuy ñaan yàlla yokkute et quant au président ak équipe am yàlla leen yàlla gën a dooleel mag ñi fi nekk itamit ak jigéen ñu baax ñi fi nekk yàlla leen fi yàlla yàggal yàlla nañu yàlla taxawu yàlla nañu yàgg taxawu quartier bi waaw merci Cheikh. jërëjëf wax ji yëpp leer na vraiment ku si nekk bëgg nga sànni sa kàddu si quartier bi si conseil bi loolooy waral imam ñu ngi lay ziar di nuyu bu baax a baax vraiment ñaan bi macha allah na xam naa dañ lay jox après nga tëjal ñu ñaan rek yàlla sottil mbir yi yëpp si barke yonent bi lu ñu def si temps moo bëriwul xanaa damay jox le président moom aussi mu def remerciement par rapport ak activité yi par rapport ak conseil bi ak son équipe di leen fàttali yéen a ngi seen quartier Missirah Waxal Jàmm ak thème ba nga xam ni maanaam ñu doon waxtaan si développement communautaire à travers les conseils de quartier mais vraiment waxtaan bi neex na président yow la ngay wax pour un peu camper le débat. Voilà, merci beaucoup sëñ Cheikh vraiment kontaan nañu trop si seen teewaay bi di sant yàlla bu baax si liggéey bi ñu conseillé saa yu affaire xawee jaxasoo aussi ñooy waat gars yëpp regarde la ci ça veut dire que ni kon am nañ wéeruwaay te di sant bu baax a baax Imam Balde suñu Cheikh Mbacke bi vraiment ñu ko ñaan ñuy topp parce que pour dire la vérité lépp loo xamante ne ci laaj ko loxo ñu di suñu borom mu si def xewal kon donc ngay nekk si benn mbir di gis ne ay ñaan ñu lay topp doo ragal ngay vraiment ñi sant bu baax baax délégué parce que vraiment taxawaayam rafet na aussi kon normal mu am tam ñu koy ñaan yàlla mu ko jàpp parce que boo la jógee réew mu ñëw fii di jaay li ak ñu baax les fanaan ak gan yi et des fois mu ci gox bi ànd ak ñoom wër même dee aussi moom mooy tax tamit sax dugg si biir laaj les contributions symboliques mooy li may wax maman ànd sànq wax na ko moment la suñu xarit la président d'honneur la te vraiment ay kàddu yu rafet lay yëkkati di ko jëmale si biir conseil bi kon ñëpp di rassembler bu dajale aussi ñu koy ñaanal bu baax a baax vraiment yàlla defal comme lu mu wax sànq gars yi mënuñu leen fay mais li 2000 francs yi gars yi di joxe c'est des contributions symboliques mais ñi paye bi mënuñu leen fay ñu lay fayal 23 heures ba koy def donc ñoo fay da ngay contribuer da koy ñaxal ñoom doo ko fay moo tax vraiment dañuy sant bu baax a baax sant bu baax a baax yaay yi yaay yi ñu ngi leen sant seen taxawaay bi seen kàddu yi ak sot bi suñu avocat aussi la présidente vraiment arab ñu ngi leen sant di leen gërëm seen tool seen sant seen taxawaay borom ci neexee vraiment ñu ngi ñaanal ñëpp di jaajëfal aussi waa Canal Banlieue TV Famara aussi suñu grand la suñu frère la suñu xarit la bu baax yaatu chaque jour moom moo ñuy may ay pain fii di jox ko les agents de sécurité loolu yombul bu la nee xam nga ne sa alal la da ngay ñëw da ngay business mais defoo ko mais tu fais du social business mooy yaa ngi liggéey mais yaa ngi jaamu yàlla si li ngay liggéey gis li ngay liggéey loolu rek nga mën a jaamoo yàlla kon donc grand ñu lay ñaanal yàlla jàppale la ba nga am ay vraiment ay affaire yu yaatu baax voilà
kon sant yàlla kon en tout cas daal ñu ngi gërëm di sant waa quartier bi yëpp di gërëm aussi tamit di sant suñu équipe bi vraiment parce que bureau lañ taxaw te bureau bi yëpp gars yi ñu ciy jàpp vraiment ñëpp sans exception am naa si ko limite naa mais sans exception gars yi ñu ngi jàpp ci liggéey bi gars yi ñu ngi ciy taxaw bu baax a baax di ñaan yàlla rek mission yi xam nga mission yi egg ak jàmm ak salaam rek mais vraiment kilifa yi ñu leen sàmpuwaat ñaan bu baax di leen tàllal suñu loxo di ñaan yàlla daal mission bii ñu xam ne nii ñun suñu mandat 1 an la ñu def ko ak jàmm ak salaam ba mu jeex ba xale yi ñëwaat continuer le plan local de développement du quartier bi xam ne 2024 la ñu parce que defuñu rek pour le suñu mandat mais dañu def ko 2024 même ñi fi nekkulee am ñeneen ñëwee tamit dañuy continuer ñu ngi sant waa quartier bi di leen gërëm di sant surtout vraiment les zones de sécurité muy Doudou ak Rawaat ak ñi ñu nekkal ñëpp su ma demee dinañ ñu gañ Pa Daouda Neyler Ousmane ak Amétal ñu leen di sant di leen gërëm parce que ay jeunes lañ mais ay jeunes yi engagé wu la amuñu benn ñu tayal pour sécurité vraiment le quartier tey am na ñoo xam ne bu dee ay defkat sax bu ñëwee ba fii dañuy dugg fii génn quartier bi dem feneen kon donc loolu tamit sant yàlla la baax loolu dina tax xëy na daal dañuy mën a liggéey si jàmm ak salaam appel bi may lancé nag c'est par rapport à nos fils qui sont au niveau de l'extérieur mooy suñu doom yi nga xam ne ñoo ngi si biir gox bi fi leen juddoo fi leen yoroo fi leen màggee mais te yàlla def ñoo gën dëkk ñi nekk États-Unis ñi nekk France ñi nekk Italie et cetera ñooñu la ñuy lancé appel di leen ñaanal ñu ko yàlla jàppal leen fi ñu nekk mais aussi lancé leen appel solennel pour que lii nga xam ne ñoom koy def yàlla rek a tax dañ koy def suñu njaboot bi yëpp ñoom lépp loo xamante ne ni mën nañ ci jàpp te yàlla rek a tax nañ ci jàpp muy ci matériel muy ci xaalis muy si conseil lépp loo xamante ne nii daal buñ ci jàppee mbir mi jëm si kanam dinañ tàllal loxo pour ñu jàpp si di lancer un appel solennel au maire de la commune Pape Gorgui sama xarit la sama waay la on a travaillé ensemble en développement comme le nekk bu baax nekk bu disponible moom aussi suñu koy woo bu ñu dugal loxo si biir conseil de quartier bi di remercier aussi le président du conseil communal bu Bokar Mbengue te aussi comme ni ñu waxtaan xale yi ndaw yi nga xam ne ñu ngi commencé def affaire banditisme ñooñu tamit dañ leen di récupérer di leen encadrer pour ñu mën a jaar si yoon bu bon ñoo leen fii ba def fi benn waxtaan ñoom suñuy partenaire la aussi ñu leen di sant di gërëm di leen jaajëfal bu baax a baax di remercier ñëpp di woo vraiment kilifa yëpp yi nekk si biir Pikine si biir Sénégal mais dans le monde entier képp koo mën a jàpp si jaamu yàlla bi daal nga jàpp si yàlla da nga tax en tout cas ñu ngi lay remercier si Cheikh waa canal Balien TV di leen di jaajëfal Alioune Serigne Sagna liggéey bu rafet na échec di leen jaajëfal Bamba Aïda xawaay bu rafet na quoi parce que jeune aussi tamit di rek la demee yéen fiy toog yéen fiy toog kon donc il faut que ñu préparer davantage ñëw fi canal Balien daal suñu télé la yàlla dem ba nekk télé bu ngeen dénkante boo xamante ne nii day wër banlieue bi yëpp mais au delà de la banlieue gars yi di ko suivre vraiment gën a def ay émission solo merci beaucoup jërëjëf président moom xam naa moom su doon sagom de kër gu nekk rek ku nekk mu remercier la waaye wax nga l'essentiel mbokk yi comme ni fu mu terminé laay wax continuer di abonné suñu chaîne YouTube Canal Banlieue TV télé bi nga xam ni télévision la ma chaîne la ba nga xam ni c'est pour la banlieue nous serons prêts incha allah rabbi pour dem fépp fa nga xam ne rek war nañ fa mën a dem wàllu émission bi nga xam ne mooy développement communautaire dara tax ko jóg lu dul faire la promotion du développement local donc ña nga xam ni ils sont au niveau des communes pour war a mën a jàppale seen gox ci la nga xam ne duñu xaar état ci dara ñun loolu moo tax a jóg l'émission c'est pas une émission qui parle de la politique ou bien des problèmes crypto-personnels mais nous sommes là pour faire la promotion du développement communautaire à travers les activités avec des maigres moyens comme li nga quartier Missirah waxal jàmm waxee mbokku internautes yi dañuy leen di jaajëfal di leen remercier bu baax a baax nekkoon seen émission développement communautaire avec quartier Missirah waxal jàmm doon waxtaanee si développement communautaire à travers les conseils de quartier di leen di jaajëfal bu baax di remercier bu baax sunu sponsor sunu partenaire